asalaamaaleykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu. wolof day faral di wax lu am solo mooy lu defi si waxu luy ay di njàmbat mais li ay di njàmbat bi lañ war a xam moom mooy lan mooy dafa am ko xewle muy sang boo xam ni universaliste la duma sax gaaw a tudd turam parce que damay bàyyi nit ñi xalaat moom moo war a nekk kan mais kooku dafa juddu mu dellu si li yonent bi doon wax lu am solo mu ni dafa am ñoo xam ni ñoom duñu ay yonent duñu ay martyr waaye yonent yi ak martyr yi ñoom dañ leen di ñee ndax seen taxawaay ak seen détermination waa jooju si ñooñu la bokk. xam naa su ma nee Tiwaawan xale yi war nañu am fu ñu dellu waaye moom liggéeyu universaliste bi nga xam ne nekk na ko doy na ko sëkk caractère juddu am na ko waaye du juddu kese ko doy leneen aussi tam am na ko mais xam-xamam moom moo ko doy kon nag kookoy Serigne Mouhamadou Moustapha Sy ñu jublu si anniversaire am fas yéene see weccee ay échange yoo xam ni si moom lay jëm parce que joxe na autorisation que anniversaire am ñu mën koo fexe ñun ñëpp kenn ku ne à sa dimension nag mais ñun dimension bii nag lañ ko fas yéene defee mooy échange si dimension intellectuelle am ak dimension mooy bi nga xam ne engagement politique am la kon nag xam naa ni foofu laay yem ba si kanam tuuti incha allah. léegi nag dañuy jàll suñu beneen partie bi te mooy kat dañoo fas yéene waxtaanee si anniversaire bi si suñu dimension ak si dimension ki nga xam ni moom mooy def anniversaire bi fas yéene see ànd ak ay mbokk yoo xam ni seen xel seen xam-xam màcc na si wàllu woowu dinañ si mën a indil ay leeral te si ñaar moom ay dimension bëri na trop sax waaye dañoo tànn ñaar rek benn bi mooy dimension intellectuelle bi nga xam ne àdduna bi kenn du ko miim ak bi nga xam ne mooy aussi tam engagement politique bi nga xam ne aussi tam ñëpp xam nañ ni engagement politique am amul lenn luñ koy ndendeel ki ñu si njëkk dalal nag mooy suñu mbokk Cheikh Omar moom bokk na si mbokk yi nga xam ni ñu ngi yëngu sax si wàllu googu mais si seeni xalaat ak seeni engagement dinañu mën a indil yenn actes yi nga xam ni Serigne Moustapha moom posé na ko soit si wàllu discours soit aussi tam si wàllu ay faits yi nga xam ne taxawal na ko. beneen bi si topp aussi tam mooy li dellu si wàllu dimension intellectuelle am te bu ñu nee si wàllu dimension intellectuelle bi côté arabe bi daf see gën a fës te xam naa ni si wàllu discours yi ñëpp seetlu nañ ko kon nag dañuy bàyyi suñu mbokku Oustaz Moustapha Lo moom dinañ si mën a indil ay quelques leeral dinañ ko aussi itam poser ay questions moom ma ñu see baaxee kon xam naa ni noonu lañ ko fas yéenee defee ñun tam aussi itam lépp luñ si xam ñu indi ko wax xam naa suñu mbokk Cheikh Omar la ñuy bàyyi moom mu indil ñu selon moom kan mooy Serigne Moustapha Sy xam naa dañ koy bàyyi ak kàddu gi rek mu wax ñu moom li mu si xalaat bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من أرسل رحمة للعالمين سيدنا ومولانا محمد رسول الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waaleykum salaam wa rahmatulahi taala wa barakaatu sant ñu lay dalal bu baax waa di leen ziyaara ci bés bu yéeme ci ñun waaye bés bu màgg ci ñun ndax ndi koo xamante ne nii xawma luñ koy tuddee xawma fu ñu koy qualifié kooku moo xew la tey fa tabarakallahu ñuy ñaanal ko wér ak wérle gudd fan ak li nga xam ne nii mag ñi sant nañ ko ci liggéey ak ci mission yàlla mottali ko xëy na fa tabarakallahu Oustaz Ahmed posé nga question bu am solo mu dellu ci man huwa Moustapha lakin waaye posé nga question bu jafe aussi yaa ngi posé ci shakhsiya boo xamante ne nii mën nga tudd turam rek waaye ci baatini yam doo ci mën a xuus ba ci ba mu jeex Serigne Moustapha Sy man d'abord bu ñu ma ko doon firiloo ci firi bu simple man damay tudd borom jom ak borom yitte boo xamante ne nii bu muy nekk ndaw
la tàmbale di ñafe di ñafe di ñafe ba jamonoy tey Serigne Moustapha Sy mooy ki nga xamante ne ni moo sos daa'iratul mustarshidin wal mustarshidat te bu mu koy sos amul lu dul 26 ans kooku ku amul jom ak yitte mënoo ko def mu topp ci nekkaat ci daara gi ba mu ak plus de 40 ans loo xam ne ça date depuis 1978 jusqu'à nos jours loolu nekkul lu simple waaye mooy ki nga xamante ni sam moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ak mag ñi jox mission bi pour mu àggali mission bi parce que am na koo xamante ne nii ku ñu sas ak ku ñu sasul ku ñu sas kooku ngeen jàppale ko ngeen ñàkk ko jàppale day dem waaye ki ñu ku ñu sasul kooku boo amee quelques mois wala boo ay jours moo tere mu daal parce que kële ñuy administrer mission nekkuñu fi moo tax fa tabarakallahu balaa muy ne waaw mu déglu waaw xëy ba noppi xëy na ñun mënuñu joxe définition Serigne Moustapha waaye ñun dañuy yéem daf ñu yéem ci jomam ak yitteem ba mu agsi fii nii ci jamonoy tey fa tabarakallahu dañ koy ñaanal yàlla defal ko ndam ci li mu jublu insha allah taala am na solo trop sax xam naa ni Serigne Moustapha moom boo tuddee ñaari mooy jom ak yitte rek doy na sëkk xam naa rek dañuy ñëw suñu mbokk Moustapha aussi tam moom mu wax ñu moom itam bu ñu doon wax Serigne Moustapha mooy kan moom lu mu ñuy wax wala bu ñu ko posé woon question ni ko kan mooy Serigne Moustapha Sy moom lu mu ñuy tontu bismillah Moussa. waaw asalaamaaleykum wa rahmatullah Ahmed bu ko defee ñu ngi lay nuyu bu baax a baax di rafetlu itam ci dalal bi nga ñu dalal ci émission bi di am contentement itam di ko bokk ak yéen di nuyu itam suñu mbokk mi nga xam ne moom lañ bokkal plateau bi di nuyu itam ñi nga xam ne ñoom ñuy seetaan mu mel na da nga posé question boo xam ne si ne question bu am solo la waaye question la itam boo xam ne jafe na trop pour tontu ko ndax da nga laajte ne kan mooy Serigne Mouhamadou Moustapha Sy dina jafe ci ñu xam wala ñu wax kan mooy Serigne Mouhamadou Moustapha Sy ndax mën nañ ne dafa nëbb ay mayam ba ñu baree bari duñu xam mooy kan waaye itam du jafe ndax soo xoolee li mu réalisé ak li nga xam ne moom la toppatoo njabootam yar leen ko kon du jafe nga mën a définir kan mooy Serigne Mouhamadou Moustapha Sy pour définir Serigne Mouhamadou Moustapha Sy mën nañ ne cadeau du ciel la cadeau la boo xam ne si ne yàlla moom moo ko wàccee ndax li waykat ba doon wax rek wulidal huda fal kainaatu diyaau wa famu zamani tabassumun wa thanaau loolu moom moo delluwaat ci moom parce que góor googu noonu bi mu ganisee àddina li yàlla baax la yépp jour boobu dañu kontaan rox yi sell yépp jour boobu dañu am contentement ñépp am satisfaction parce que ki gane si moom moo tax nekk tamit koo xam ne si ne missionnaire la ndax al ulama warasatul anbiya te li yonente bi doon wax ne yàlla mën nañ ne siècle bu ne dafay andi koo xam ne si ne moom mooy beesalaat diine ji moom mu jàngal ñu ne du diina ji ñuy beesal mais principe yi moom la ñuy beesal bu mel na moom doxee na loolu nit la koo xam ne si ne pour ñu wax xoo mën nañ ne fu mu génnee rek xam-xam lay wax saa bu génnee rek mën nañ ne kii xam-xam lay wax ndax fowewul boppam bu mu nekkee xale bu ndaw la commencé di jàng kon dafa teel a jël responsabilité depuis mu nekk xale mu xam itam lan moo koy xaar ci société bi moom moo tax mu bay si waaram ba créer li nga xam ne moom mooy daayiratul Moustarchidine wa Moustarchidaat comme ni ko mbokk bi waxee mu mel ne pour bañ a guddal lekk en résumé ñu mën a ne kooku moom mooy Serigne Mouhamadou Moustapha Sy. waaw macha allah sang bi xam naa ni li mu indi moom am na solo trop parce que moom daf ko résumé si 2 mots daf ko résumé si 2 mots te 2 mots yi mu wax mooy c'est un cadeau tombé du ciel cadeau tombé du ciel la maanaam benn cadeau la boo xam ne rek yàllaa ko wàccee suñu mbokk Cheikh Omar waaw suñu mbokk Cheikh Omar aussi mi ngi indi que ni moom jom ak yitte moo ko animé depuis ba mu nekkee xale ba léegi
kon yaakaar naa ne ñaari wala 3 définitions yooyu moom doy na sëkk. dafa nekk koo xam ni mayam ak maanaam mayam xam-xamam ak engagement am yëpp da koy jël nëbbu ko ci gannaaw volonté am maanaam yàlla li mu ko may ak moom lépp li xam ne moo ko englobé moom loolu lépp da koo nëbbu teg ko feenee jël volonté boppam. comme li maam Cheikh doon wax Seydi Hadji Malick rek ko wilaayatuhu tabqa mada dahri bikratan tusaanu lahal asraaru ba'da ihtihaalihi kon nag boobu rek laay jël daa koy collé ak Serigne Moustapha Sy. xam naa ne dañuy jàll si yenn témoignages yi nga xam ni dañuy ñaan suñu waa régie rek ñu andi ñu yenn témoignages yi nga xam ni moom la mbokk yi def si Serigne Moustapha Sy maanaam ñoom ñu wax ñu kan mooy Serigne Moustapha Sy ñoom naka lañ ko gisee xam naa dañuy bàyyi waa régie rek mu soob yàlla bu ñu paree ñëwaat suñu plateau. alhamdulillahi bi taysiri Allah nazma darari lahu yallahu yallahu Allahu salli salatan nakkiha sallim ala al-Mustafa yallahu yallahu. Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy nit la koo xamante ni si dañ naan géej la waaw ëpp na géej sax parce que yàlla moo ko bindee noonu parce que wa ma arsalnaaka illa rahmatan lil alamin waaye itamit wa ma arsalnaaka illa kaafatan linnaas kon Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha Sy nit koo xam ni mbindeef nga ngay dund war nga mën am ci moom loo wax parce que moom léppam xam-xam la léppam alxuraan la léppam yàlla la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam loolu moo waral itamit mag ñi itamit teg ko fi kon ku ko visé juumoo parce que boo xoolee fi jamono lëndëmee moom fa la ñëwee leeral lépp kon moom mën nañ ko tuddee comme liñ daan wax maamam naan ko ay samsu diin. Mouhamadou Moustapha Sy nag mën nañ ni sax amul lenn loo xam si war nañ ko mën a wax ci moom ndax ñun ñëpp li mu def gis nañu ko waaw li mu réalisé ci temps bi mu ko réalisé loolu boo ko gisee di nga xam ni am na volonté ak tamit di nga xam ni jàmbaar la ndax lu toll ni daayiratul Moustarchidine wala Moustarchidaat nga sos ko ci bi ngay am 26 ans nga xam ni boobu yaa ngi gën a nekk jeune nekk xale bu ndaw waroon na mën a tal leneen bu ko neexoon mais mu xam ni kat moom njabootuk suñu borom la mu ñëw di liggéey ci yu mel noonu kon nag loolu dañ ko ciy ñaanal macha allah ci li mu réalisé di ko ñaanal rek anniversaire bi yàlla na ko yàgg feete. soo amee kilifa boo xam ne dalay teg si yoon di la éviter loo yenn yu bon yi rek mën nga jàpp di xam ne moom mooy li gën quoi te lu gën a am important benn mbokk mu ngi ko doon wax ne Moustarchid rek ngay gis muy jàng Taysiir nekk ndaw di jàng Taysiir mokkal ko loolu yëpp yàlla ak Serigne Mouhamadul Moustapha Sy la. ndaw boo gis muy woo ni man Moustarchid la wala muy wootee ni man kat njabootu Cheikh Seydi Mouhamadul Moustapha la boo ko gisee da ngay xam ni que kii kat am na lu kilifaam def ci moom kon dañ koy sant bu baax a baax. le 10 juin nekk bis boo xam ne bis bu màgg si ñun la ndax ki nga xam ne moom moo ko aaye dafa nekk koo xam ne moom mooy suñu wasila koo xam ne moom moo ñu jële foo xam ne ci lëndëm la daal ñuy yóbbu ci leer moo tax tey lu ñu mënti am rek tey sëñ Moustapha moo tax moo tax ñu mokkal Taysiir moo tax Xilaas Zahab xale ndaw yi koo ci gis léegi mokkal na Xilaas Zahab lu ñu mënti am rek dañ koy sante parce que Cheikh Seydi Mouhamadou Moustapha amuñu fayam ñun dañ koy ñaanal rek yàlla mi am fayam yàlla fayal ñu ko ndax li mu liggéey ci réew mi bu ak ay waxtaanam boo ko digloo façon communication bu ne ci wàllum njàngale alxuraan ci wàllu yeneen bi ci wàllu kër Seydi Hadji Malick lépp jàngale na ko bàyyiwul dara. li moom ëppoon naa bañ a def xam naa ne kenn ku nekk rek sa xol ngay waxee parce que Serigne Moustapha moo toll noonu kenn ku nekk rek relation bi mu am ak yow direct kon nag dafay jaajëfalaat suñu mbokk waa régie si séance boobu noonu. waaw xam naa ne suñu Oustaz Moustapha rek la ñuy ñëw laaj ko maanaam si côté xam-xam ak si côté dimension intellectuelle bu Serigne Moustapha Sy maanaam moom naka la ko gisee
maanaam sa Serigne Moustapha xam-xam bi mu am ak aussi tam dégg gi mu dégg alxuraan ak discours yi muy def loolu ñu bëri comprendre ni ko léegi loolu nu mu demee noonu. waaw Ahmed maa ngi lay jaajëfal bu baax di rafetlu itam question bi nga ma posé mel na dinaa sawar it trop pour tontu si waaye bala may dikk directement si question bi itam bëggoon naa leeral tuuti si dimension intellectuelle de Serigne Moustapha Sy parce que dimension intellectuelle yi bari na waaye dafa am uute ndax mën nañ ne moom boroom xam-xam la kenn werantewul loolu ndax nit dina ko bañal lépp ba mu des ne amul xam-xam donc kon aalim la woon savant la woon waaye savant la woon waaye du nit ñi nga xam ne si ne moom la ñuy waxee savant yëpp parce que mën nañ ne nitu diine la woon donc ki nga xam ne si ne nitu diine la moom dafa déggoog suñu borom donc ni nga koy expliquer du bokk ak beneen savant ba nga xam ne si ne dundul diine du bokk ni nga koy expliquer moom tamit universaliste la woon ñoom ay nit yàlla lañ moo tax yi ñuy wax ne am na cër boo xam ne si ne yàlla mooy xool ci ay nitam mu jox leen ko waaye mu amaat beneen cër boo xam ne boo ko sonnewul doo ko am mu mel ne moom dafa sonne loolu daf ko sonne moom moo waral bi mu nekkee xale bu ndaw mu dem ca daara ja commencé Serigne Cheikh boole ko ak ñoom Seyd Huseyni Diène ak ñoom Bekri Gaye ak ñoom Moustapha Ali ñooñu ñoo ko doon orienté ci wàllu xam-xam waaye pour wax la ne bi mu amee 14 ans boobu la mujjee toog ñu koy tëralal bind moo tax ñu ne temps yooyu nga xam ne jumaa Serigne Babacar Sy bi sax àggul woon mi ngi tolloon ci raax waaye daf daan jël rek ay téereem rek dem làqatu fa moo tax ku bëggoon wér la boo xoolee loolu nit yàlla yu bëri dañu bëggoon wér mel na mën nañ ko commencé si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu daan dem ci xaaru Xiraa ba mu mel na moom tamit noonu la demee woon daf daan dem ci sooroolu Maam Babacar Sy ba foofu la daan wéetee di defar wàllu ruuxam waaye itam di yokk wàllu àllu loolu moo dem jëmbat ci moom ba am taqwa te taqwa boobu sunu borom moo ne wattaqullaha fa yuallimukumullah mu ne bu ngeen demee bu bàyyi xel seen borom rek mu jàngal leen loolu nag sonn googu mu doon sonne moom moo ko may beneen xam-xam bi nga xam ne si ne moom la sonne waaye nag mën nañ ne borom xam-xam la woon waaye tamit missionnaire la woon waaye missionnaire la woon boo xam ne missionnaire la bu am stratégie bu xam noo xam ne si ne moom lay jàllale message am donc moom artiste la woon ci ni nga xam ne moom lay doxee artiste la ci ni muy doxee discours am bi si des ci wàllu discours am ba tey nit koo xam ne si ne teew nga ci waxtaanam moo xam domaine boo mën bokk moo xam spécialiste boo mën def da ngay sentir ne su waxtaanee rek nga xam ne am na loo ca moom donc loolu itam li ko may mooy nekk gi mu nekk artiste mu mel ne dafay dugg ci xelu nit yi di leen liir ba bu waxee kii di littéraire bi dina si am lu mu jël économiste bi dina si am lu mu jël scientifique bi dina am lu mu jël keneen ak keneen dina am lu mu jël mu ne yooyu noonu daf doon jouer bu baax a baax ci wàllu discours moom Seydou Mouhamed. macha allah waaw xam naa suñu mbokk ñu ngi koy sant bu baax parce que dafa am angle bu am solo boo xam ni moom la indee discours bi maanaam moom d'abord dafa commencé wax ñu Serigne Moustapha li mu am nekkul ak lu simple moom la capitaine résumé si 2 mots mun ni yàlla des fois day yëg ni yow yaa ngi def effort mu investir defoo effort mu daal di retrait ay investissement am bu ko defee yow nag nga nekk benn flop noonu rek di tëlëf rek. nekk benn genre ñi nga xam ni da nga signalé wala. dama gis loxo boobu dama yaakaar ni. ñoom la léegi nag boo nekkee benn genre flop nii rek mooy ñi nga xam ni duñu am xam-xam duñu noppi te nit yàlla ku jug rek ñu xeex la ñoom la maam Cheikh doon dénoncé si fay layka mooy fahumul ula waaw xam naa nag bu dellu si wàllu dimension intellectuelle bi.
dañuy wax waa régie rek ñu may ñu benn extrait bu am solo boo xam ne non seulement dina indexer dimension intellectuelle am mais aussi tam dimension mystique bi sax dina si duggaale te mooy bi nga xam ni mooy mamlakatul insani yaakaar naa ni boobu moom bu ko mbokk yi suivre ba pare. alhamdulillahi bi taysiri Allah nazma darari lahu yallahu yallahu Allahu salli salatan nakkiha talaha sallim ala al-Mustafa yallahu yallahu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ya Rasulallah, est-ce possible que l'islam, ta religion, est aujourd'hui montré du doigt pour chasser le bonheur des uns et causer le malheur des autres? Je crois que la réponse est non. Ya Rasulallah, est-ce possible que l'islam, ta religion, est aujourd'hui otage d'un sunnisme sans racine, d'un chiisme sans attache? Je pense que la réponse est non. Ya Rasulallah, est-ce possible que l'islam, ta religion, soit victime d'une complicité de silence? Un silence accusateur de certaines religions, sectes ou idéologies? Je pense que la réponse est oui. Ya Rasulallah, est-ce possible que l'islam, ta religion, soit aujourd'hui noyé par un complot étatique internationalisé, par une lâcheté partisane caractérisée, par un mécontentement populaire médiatisé? Je crois que la réponse est oui. L'islam est aujourd'hui seul contre tous, une religion universelle sur le banc des accusés, où on ne lui prête même pas une chaise. Les chefs d'accusation sont au nombre de 5, comme le nombre des lettres qui composent son nom. Islam, I-S-L-A-M. I, qui était désigné pour être intégrité morale, est aujourd'hui accusé d'insolence pure et dure. S, qui voulait dire sacralité, est aujourd'hui accusé de satanité. Le L, qui symbolisait la loyauté, est aujourd'hui accusé de libéralisme sans fondement. Le A, qui signifiait amabilité, est aujourd'hui accusé d'atrocité. Le M, qui devait être la maturité, est accusé aujourd'hui de mendicité. Ah. Et l'islam, face à un jury qui a pour nom la laïcité. Devant elle,
un conseil de sécurité qui se réclame être le gendarme du monde. Yalta d'hier, Yalta aujourd'hui. Obama assis sur la chaise de Roosevelt. David Cameron assis sur la chaise de Churchill. Poutine assis sur la chaise de Staline. Et Hollande malheureusement assis sur la place vide de De Gaulle. Voilà. Le feuilleton islam ou islamisme est diffusé aujourd'hui sur tous les programmes quotidiens des chaînes de télévision. Cliché après cliché, avec ses réalisateurs, ses metteurs en scène, ses maquilleurs et ses habilleurs, une tragédie comédie devant laquelle les musulmans du monde avalent tout, acceptent tout et cautionnent tout. Ya jidwat at-tawhid hal laki mutfi'un. Ya jidwat at-tawhid hal laka mutfi'un. والله جل جلاله مذكيك إن الذين توارثوك على الهوى بعد ابن هند طالما قد كذبوك لم يلبسوا برد النبي وإنما لبسوا طقوس الروم إذ لبسوك. C'est pourquoi Lamartine avait raison de dire Mahomet que l'on connaît avec son Coran et ses 800 millions d'adeptes est loin d'être un simple fanatique. Sa vie, son recueillement, ses blasphèmes héroïques contre les superstitions de son pays, son audace à affronter les fureurs des idolâtres, sa constance à les supporter 15 ans à la Mecque, son acceptation du rôle de scandale public et presque de victime parmi ses compatriotes, son éloignement enfin, sa prééducation incessante, ses guerres inégales, sa longanimité dans la victoire, sa sécurité surhumaine dans le revers, ses prières sans fin, sa conversation mystique avec Dieu, sa mort et son triomphe après le tombeau atteste plus qu'une imposture, une conviction. Ya Rasulallah, bada ad-din ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. لكن هذه المرة يا سيد الرسول لقد فقدت كلمة العودة حرف سينها فعاد الدين غريبا بالفعل. waaw xam naa ne di jàll suñu beneen mbokk mi Cheikh Omar mu fas ñoo indi rek comme ni nga ko signalé woon sa début ba mooy côté engagement politique am léegi côté engagement politique am dañ koy bàyyi rek mu apporter ñu si ay quelques précisions ñu bàyyi ko ak kàddu gi incha allah. fa tabarakallahu indi nga aussi question bu am solo xam nga Serigne Moustapha Sy par rapport à son engagement politique parce que moom nitu xaqiiqa la te nitu xaqiiqa yi ñoom dañuy am seen spécificité dafa am benn jagle boo xam ne yàlla moo ko def si ñoom alors peut-être sax mën nga indi ci historiquement en débutant 1993 nga indi lu mu indi woon ci ñetti baatu crise yooyu noonu bu suñu njëkk moom mooy crise de compétence crise de confiance ak crise d'autorité crise de compétence bi moom laa wax sànq ne da ngay xool suñu njiitu réew yi ils ont des problèmes de crise de compétence wala bu parfois volonté politique la manque de volonté la beneen bi itam moom mooy crise de confiance bu ñu demee ba ca réew boo xamante ne nii kóolute ak wóolute amatul ci réew ma war nañu seetaat suñu bopp parce que loolu mooy base bi xam nga bu ñu jëlee nit
raw ci jamono jooju nga xamante ne ni PS def na fi 20 ans ñu nar fi defaat beneen 20 ans te élection 93 yooyu xam nañ ne Ablaye Wade moo ko gagné woon waaye dañ ko sàcc nga xam ne kon loolu yàgg na xew ci ñu réew yi moom mooy crise de confiance boobu noonu ñetteelu crise bi moo tudd moom mooy crise d'autorité maanaam boog yow gannaaw buñ la tabbee sa peuple jox la seen baat da nga war a am benn autorité autorité bi moom mooy boo génnee ci bitim réew nga mën a représenter sa réew dignement ci ay valeurs ci éthique ci xam-xam parce que Sénégal Afrique manqué wul boroom xam-xam boroom jikko yu rafet boroom xel mu rafet mais da ngay gis ci suñu jamono yi nga gis ne yenn nag suñu njiitu réew yi nga xawma seen fit yaay maas wala mais bu ñu demee ci bitim réew daanaka luñ leen di def loolu la ñuy def te alors que suñu mag ñi fii dañoo amoon benn taxawaay bi ak benn rigueur bi ak benn engagement bi amul lenn lu leen tiitloo amul lenn lu leen ragalloo parce que nee nañ ku ragal da ngaa yeb yàlla te mag ñi loolu la ñu amoon amul kuy taxaw seen kanam ñu lay ragal jamais. ba pare dem sànqalu kenn lañu ëmbul. sànqalu kenn amul gouvernement amul association amul lenn kenn financé wu ko te loolu moo ma gën a neex ci Serigne Moustapha parce que amul kenn ku mën a taxaw ne jox naa ko dërëm sàngam amul kenn ku mën a taxaw ne jox naa lii Serigne Moustapha incorruptible et il a demandé aux moustarchides et moustarchidines qu'il soit en tout cas incorruptible indestructible parce que on a un rendez-vous avec l'histoire et l'histoire retiendra te Serigne Moustapha ñun ñoo ko mérité maanaam boog li ñu wax ne yàlla dafa dogal li doxoon ci diggante Serigne Babacar ak Serigne Hadji Malick li doxoon ci diggante Serigne Cheikh ak Serigne Babacar li doxoon ci diggante Serigne Babacar Serigne Moustapha ak Serigne Moustapha ak Serigne Cheikh ba ci capitaine ak Serigne Moustapha ngay xool complicité boobu noonu mais ñu ñëwaat ci engagement politique bi nga xool ñu débuté ci par rapport ak les 3 mots que je viens de citer engagement boobu moo amoon ci réew mi amul kenn ku benn pouvoir bu muy ragal lu dul bu gisee dëgg da koy wax mu topp logique boobu ba en 2000 mu bëgg jagar réew ak bëgg Sénégal mu amoon volonté porter candidat nekk ci élection 2000 mais am na koo xam ne shaxsam ak shaxsiyam ëpp na ko Serigne Moustapha doyul dara nguur gis nga boo ko doon ut rek wallahi la azim pour jagal réew mi ak jagal adduna bi koo xamante ni nii adduna lañ ko waroon jox continent par continent mu jagal leen mu nekk ci réew moo xamante ne ni ñii ku jeg moom ñii bëgg ko def morom waaw te mooy baat boobu ñëwoon ne yàlla li mu bind yépp am nañ ci moom confiance ba mu des nit waaw innahu kaana zaluman jahula donc Serigne Moustapha par rapport à son engagement politique am na luy ñëw duñ ci sori waaw mooy boo xoolee contexte 1993 diggante boobu noonu te nga xam ni amul kenn ko xam ne il a osé dire non wala il a osé faire quelque chose qui ressemble à être un opposant tout le monde disait la même chose imaginez que quelqu'un ku ñëw daal di oser en public def benn discours boo xam ni dafa indexer les tares de la société les tares du pouvoir les choses qui ne vont plus mais comme ni ko Cheikh Omar léegi cité léegi mu tudd ci 3 benn ay alxuraan moom daf ko résumé rek mooy innal mulka iza daxalu xaajatan afsaduha ba pare tam li gën a metti mooy li nga xam ne moo tegu ci aaya bi mooy day fexe ba ñi nga xam ni ñoo dëkkee dëkk boobu ñëpp sàggan presque ñëpp ay sàggan waaw dañuy sàggan dañuy doyadi ba pare aussi tam crise d'autorité moom la maam Cheikh résumé ci mu ni réew moo xam ni amatul justice mu ni réew mu amatul justice lu neex waaye mën na def
wala réew mu amatul justice bu ragal dara bu fa ragal dara mooy crise d'autorité bu demee ba président wala njiit amatul autorité ni nangam am mu ni kon boobu le mal nekk na mal boo xam ni bu extraordinaire la. benn ay alxuraan moom daf ko résumé rek mooy innal mulka iza daxalu xaajatan afsaduha ba pare tam li gën a metti mooy li nga xam ne moo tegu ci aaya bi mooy day fexe ba ñi nga xam ni ñoo dëkkee dëkk boobu ñëpp sàggan presque ñëpp ay sàggan waaw dañuy sàggan dañuy doyadi ba pare aussi tam crise d'autorité moom la maam Cheikh résumé ci mu ni réew moo xam ni amatul justice mu ni réew mu amatul justice lu neex waaye mën na def wala réew mu amatul justice bu ragal dara bu fa ragal dara mooy crise d'autorité bu demee ba président wala njiit amatul autorité ni nangam am mu ni kon boobu le mal nekk na mal boo xam ni bu extraordinaire la. de confiance xam nga la confiance c'est tout yow imagine la buñ demee ba des civils dem ba amatuñu confiance ci ki nga xam ni moom moo leen di jiite loolu rek doy na échec. beneen bi aussi moo gën a métti mooy compétence te moom la yonent yàlla Yuusuf doon charmer yàlla. mu ko am naa compétence ba pare sérieux naa mais yàlla dafa d'accord parce que xam na ni li mu am moom moo ko jox mais mu jox ko mais imagine tey jii ce qu'on appelle bras long mais bras long fu mu am rek xamal ni bras court am na te bras court boobu noonu mooy souvent ñi nga xam ni ils sont mieux placés mais amuñu ko xam ne moo leen di aider. kon xam naa ne 3 crises yi nga xam ne tudd naa ko 1993 xam naa dañuy bàyyi rek ak régie ñu andil ñu extrait boobu noonu pour que nit ñi gën a mën a xam la moo xewoon ci jamono jooju. constaté ci yow ñetti crise bu njëkk bi am nga crise d'autorité te mooy kilifa bu mënatul a joxe ndigal ndax amatul autorité bu mu ko joxe te ba ci yéex mooy ñu ko wër di ko joxe ndigal seen conviction tolluwul ak degré responsabilité bu mu yem kooku mooy crise bu njëkk bi mën na daaneel njiitu réew. Deuxième crise bi mooy crise de compétence te li jiitu ci crise de compétence moo di bëgg a defar réew te xamuloo ñan ñoo war a nekk sa interlocuteur parce que erreur bu gën a rëy ci Sénégal nekk chef d'État bëgg koo liggéey bëgg a ignorer interlocuteur bu mel ni maître Abdoulaye Wade bëgg a ignorer interlocuteur bu mel ni Cheikh Tidiane Sy ñaar ñii ci biir duunal xaaliq Cheikh Tidiane Sy moo waxoon ni fi yàlla war a tëdd buñ ko fa yëkkatee dana bàyyi kàmb bu nga xam ne lu ne dina ñëw ni kàmb ga du fees ñetteelu crise bi mooy crise de confiance loo tëral muy échec waaye ñetti crise yi kilifa ku boole ci réew kon nga sàkki pexe ci sa bopp. waaw di jaajëfal suñu mbokk rési ci seen technicité bu am solo bi yaakaar naa ne discours bi moom ça veut tout dire mooy wane ne kiy wax yàlla investir ci moom kon nag dañuy jàll rek suñu point final bi kon xam naa dañuy bàyyi suñu mbokk yi rek ñu tàggatoo ba déwén ak jàmm kenn ku nekk wax sa mot de la fin incha allah ñu daal di koy yemale foofu rek. J'étais accroupie au fond d'un cachot désespérément, un cachot où l'obscurité était si éclatante que le noir, au fond d'une mer encombrante, toutes sortes d'insécurités. La lune n'était pas encore qualifiée de pleine,
Le soleil était quasiment absent. Les étoiles ont été camouflées par les nuages et ne dégageaient que des lueurs. Les autres sauveteurs ont été bloqués par la banquise et ne pouvaient me venir en aide. Et ce qui est plus horrible, c'est que les prédateurs s'approchaient avec toutes sortes de menaces et de grimaces. Ma foi, j'étais dans une situation si infâme. Cette situation abominante m'attardit et j'étais sur le point d'abdiquer l'espoir en faveur du désarroi. Sitôt, j'entendais un bruit assourdissant, des chansons, des voix célestes de Rabboun Tabaraka. C'était un bateau immatriculé DMWM, dont le capitaine se nomme RM. Ses projecteurs étaient si splendides. C'était la lumière du Coran. Ses bois ont été vernis par la sunna et la trajectoire était assurée par la clairvoyance. Il nous a extirpés et a étanché cette soif meurtrière en bravadant toutes sortes d'obstacles. Voilà un capitaine brave, digne, sérieux, sage, honnête, humble, cultivé et légitime, qui mérite amplement d'être honoré. C'est Serigne Mouhamadoul Moustapha Sy. Que Dieu le protège contre le pire des pires. IP par Ahmadou Diop, la plume de l'apprenant. wax xam naa rek di jaajëfal borom poème yu am solo boobu parce que poème bi li muy wax mooy que ni nit ñi fañ nekkoon nekk ci réer nekk ci jaaxle nekk ci ñëpp perturbé kenn xamul foo jëm ñi nga yaakaaroon sax ñoom dañ lay sauver ñoom sax dañ lay gën a réeral ñeneen ñi am volonté sax pour dimbali la ñooñu dafa am ay obstacles yoo xam ne moo leen bloqué ñee dañoo ëmb sànq lu jàmboor ñii amatuñ essence boo xam ne mën nañoo daw pour sauver la kon benn yaakaar moo fi amoon te mooy Serigne Mouhamadoul Moustapha Sy ñi ko nangul texe nañ ñi ko nangulul nag di gën di torox rek kon xam naa di leen jaajëfal bu baax di remercier si mbokk yi di jàll si beneen point bi rek te mooy tàggatoo bi aci boo kon ñu njëkkee si Cheikh Omar rek la mooy sa dernier mot incha allah. xëy na fa tabarakallahu Oustaz Ahmed di kontaan bu baax a baax ci invitation bi parce que jëmm ji nga xam ne nii fa tabarakallahu moo xewle moo rëy si ñun ba tax na ñun xamuñu sax loolu lañ koy qualifier parce que li mu def si ñun moom gannaaw yàlla ak yonentam moom lu nekk si ñun moo ko def si ñun bu ñu amee jom bu ñu amee fulla bu ñu amee personnalité bu ñu amee loo xam ne dañ koy jom Serigne Moustapha moom moo tax Serigne Moustapha moom moo ñu yaral suñuy njaboot te amul kenn ku mu fëgg sa kër kon loolu doy na sëkk ci kër fa tabarakallahu maa ngi suivre keroog benn interview benn mbokk mi ngi wax naan man sama doom moom taalibe Cheikh Béthio la fa tabarakallahu waaye nee na doomam sax moustarchid la waaye nag li nga ciy jànge moom mooy mbooloo bi nga xamante ni ne allazina stafaynahum min ibadina yàlla suñuy borom moom moo leen di tànnal boppam mooy ñi nga xamante ni nii li ñu doon waxtaanee sànq te moom mooy li ñu wax ne sànq ne ku nekk ki sa kilifa ki nekk ki nga nawloo bi yàlla di tudd ne alastu bi rabbikum moom moo wan na sa wax waaw am na ñu wax ne balaa tawaan am na ñu wax ne balaa karahan waaye ñun dañuy ñaan yàlla nekk njabootu Serigne Moustapha moo tax bis bu waxee ne yéen samay njaboot ngeen man damay naan alhamdulillah parce que am na koo xam ni bokk su njabootam doy na sëkk waaw parce que mag ñi dañu amoon contrat ak Seydi El Hadji Malick Seydi El Hadji Malick jóge fi ñu sant contrat ak Serigne Babacar Serigne Babacar jóge fi ñu sant contrat ak Serigne Cheikh ba ci Serigne Moustapha nga jël si exemple ku mel ni Baye Katib Touré fa tabarakallahu di ko jaale ñëpp ak moustarchid yi ñëpp dinañ ko jaare fa tabarakallahu boo gisee lii xew yëpp day wane dimension bi mu toll la waaw sëgëm moom moo toll dimension yooyu waxuma ay kilifa waaw kon xëy na fa tabarakallahu modèle la su ñun modèle la su ndaw daara yëpp modèle la aussi si ñëpp képp koo xam ne dafa jug jëm ci yàlla waaw xëy na fa tabarakallahu foofu ñuy daaneele suñu kàddu di jaajëfal suñu mbokk Moustapha di jaajëfal aussi suñu mbokk Ahmed di leen jaajëfal mbokk ñuy seetaan ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu
waaw xam naa rek jaajëfal suñu mbokk mi si kàddu yi am na solo te bu baax sax am na solo macha allah dañuy jox kàddu gi rek suñu mbokk mu saf moom itam mu andi ñu mot de la fin am bu ko defee ñu tàggatoo rek ba beneen yoon incha allah bisimilah. waaw Mouhamed xam naa ñu ngi rafetlu bu baax a baax li nga xam ne moom la émission bi demee di am contentement bu baax tamit ci dalal gi ñu dalal waaye xam naa ci tàggatoo rek. duñu mën a tàggatoo sa duñu wax si li Serigne Mouhamadou Moustapha Sy réalisé waaye comme que dimension intellectuelle lañ nekk duñu dugg ci beneen dimension waaye li ñu gën a marqué ci li nga xam ne si ne moom la Serigne Mouhamadou Moustapha Sy réalisé dafay dellu ci école yi nga xam ne moom la créé waxuma tabaxte école yi nga xam ne si ne moom la créé plus de 1000 écoles wala plus de 5000 écoles yoo xam ne si ne mi ngi ko tasaare ci àdduna bi yëpp te mooy li dellu ci wàllu section yi mu mel ne section boo dem di nga fa fekk enseignement di nga fa fekk éducation waaye tamit day am évaluation parce que moom moo ñu yar ci principe jàng jël bind tari bind ak nafar bind te loolu rek moom moo seq li nga xam ne moom mooy école donc li mu créé ci wàllu école kenn xamul lu toll waaye tamit mu fexe ba jëmbat li ñuy wax taqwa si njabootam yépp moo tax comme niñ koy waxee woon rek taqwa boobu moo dem ba ñuy am cours en ligne cours en ligne parce que sarsit bu jël pompe sax pour bëgg a pomper yoo bi dafay mel ne cours bi day ñëw cours bi day ñëw aay yi day ñëw parce que moom moo def si ñoom ba ñëw xam ne ñoom ñëpp alxuraan la ñuy doxee moo tax luñ bëgg a def rek aay bi dafay ñëw ne leen nangam de buñ bëggee def lii bu fekkee dañu bëgg a xalaate nangam alxuraan ñëwaat taxaw seen kanam da leen defal ñii ak ñii parce que moom moo réalisé si ñoom alxuraan ba bu ñuy dox rek alxuraan boobu la ñuy doxee bi si des si wàllu jaamaatu ramadaan yi ci réalisé kenn xamul nu mu toll ay borom xam-xam yu fay dajee kenn xamul nu mu toll waaye tamit mu defaat si ñun beneen bu am solo parce que maam Cheikh moo ñëwoon fa la asru nidaalin fii muxaatarati nidaalu fikrin isa ma gaalabu galaba moo tax si ñun mu def si ñun loo xam ne si ne problème bu ñëw dinañ ko gérer waaye ci xam-xam lañ koy gérer duñu déborder duñu wax tamit loo xam ne dañ koy rëcc loolu lépp dañ koy sante kilifa parce que loolu bu dul woon jàngal njaboot ak yar njaboot du toll fu mel noonu waaye xam naa pour gàttal rek loolu moo nekkoon suñu mot de la fin di remercier bu baax sama naataango bu bokk émission bi di kontaan di am contentement bu baax ci dalal bi ngi ñu dalal nañ ne tamit bëgg nañ fi ñëwaat di defaat yeneen émission incha allah wax na jërëjëf macha allah xam naa am na solo trop dëgg yàlla li moom di leen remercier rek premièrement si temps bi parce que ñoom ñaar ñëpp kenn amul si temps wax dëgg yàlla te comme que affaire bi aussi tam xaw na bettee li ñu mën a def rek mooy remercier leen waaw di remercier rek ki ñu njëkk remercier rek mooy xam naa 13 la ñu njëkk remercier parce que seen siège fi lañ defee événement bi comme que ñoo bokk Serigne Moustapha moo tax ñu am sañ-sañ boobu te aussi tam di remercier ñi nga xam ne aussi tam ñoo jàpp si wàllu technique bi di si mën a citer ñi nga xam ne mooy Ndiobène TV seen liggéey aussi tam am na solo réalisation bi aussi tam mën nañ see tudd les élites ñoom ñëpp sax ñoo jàpp si affaire bi di nuyu mbokk yëpp ñi nga xam ne def nañ ay témoignages ñi def ay interview ñëpp ñu ngi leen di remercier di wax rek yàlla fay yiw rek loolu moo si am di leen jox rendez-vous suñu plateau yi waaw bépp bu dee les élites seen plateau yaa ngi fi bu dee Ndiobène TV aussi tam seen plateau yaa ngi fi comme ku mën a dem rek di nga fekk yeneen yu am solo di leen jox rendez-vous si yeneen yoo xam ne ñoo gën a am solo incha allah kon nag xam naa rek dañuy wax wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin di jox rendez-vous ba déwén ak jàmm.